mbokk yi jërë ngeen jëf seen ànd ak télévision Futur Média xibaaru marax yi ñu koy tàmbale gannaaw bi ñu leen nuyoo ziar leen ak mbandu essence ya ca Sarr di seen jamono ji di jaxasoog ndoxu taw bi foofu ca Yaraax ba tax seen kër yi di tàkk da leen di yomb lool ak accident yu mu xeetool gouverneur bu Dakar demoon na fa xool naka la ñuy def ba toxal ñenn ci njaboot yi moytu accident bett leen fa Pape Fara Ñing ak Thierno Laurent Mendy teewe nañ ko. danger de mort ca Yaraax fi tolloog seem bu aan kon ni ngeen koy gisee ay fuitu essence wala lii di gasoil ñoom ñoo génn jaxasoog lii di ndoxu taw yi. noyyi fa nekk lu jafe lool ñi nga xam ne ñoom ñoo fa dëkkee ñu ngi joxoñ baaraamu tuuma pipeline yu Sarr yi. damay tëdd guddi nii damay tëdd du ma mën a nelaw. chaque at bu tawee gasoil mi lay def day génn dugg si néegi di bala si digg kër gi. gasoil tuwa Sarr bi la tuwa Sarr bi moo nekk ne si ginnaaw léegi nag xam naa dafa am fiit loolu mooy waral muy ñëw di dugg si kër yi. am na ku fi daanu parce que ñaata nit fii gisal après buñ paree nañ dem fee booy ñi xale yi fi nekk yëpp. waaw feebar yi booy yi ay asthmatique am problème bu nekk problème santé xam nga ñëpp xam nañ waaw loolu moom la gën a provoqué daal. di bombe à retardement boo xam ne daan nay provoqué ab tàkk-tàkk ci garage mécanique bi dégâts yu bëri def na ko ci wàllu matériel. ñenn ci askan wi mujj génn seen kër yi. borom atelier bi tamit 3 xaram dee nañ si ay xaram tam dee nañ si ak nag ak beneen kër gu si topp. fii barki démb dafa jékki-jékki tàkk jëfret tàkk mu ngi nii si ginnaaw nii dafa jékki-jékki guddi gi loolu image loolu bu ñu tëddoon ba xaaju guddi mu tàkk ñu ñëpp ay dee. ñëpp lañ jël yóbbu leen Tëngéej amuñ man moom damaa mënul bañ a dem rek ndax ñoom ñii xale yu góor yi fi des laay lijjanti lu ñu lekk ak yooyu moo di tax dañ ñuy may sax lekk ndax mënoo taal fii dara mënoo togg mënoo yekk moo tax demuma mais ñoom ñu ngi may woo démb ba léegi ne ma ñëwoon. autorité administrative yi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ca gox ba ñoom ñu ko woon ca bërëb ya ngir nag wàllu ñi nga xam ne ñoo fa dëkkee gouverneur jël fa ay ndogal ngir mun a nag éviter ay jëya. et gis nañ ne également danger la ndax essence xaw ma essence la xaw ma lan la mais en tout cas hydrocarbure la àndul ak activités yi ménagères yi ak yenn activités yi. moo tax mesures yi ñu jël muy mesure d'urgence mooy déjà ña fa dëkk ñoom ñëpp dañ leen di génne foofu ñëw doxal leen. ci école bi nga xam ne mooy CMA nekk à côté toxal bi it dafay ànd ak accompagnement benn prise en charge bu nga xam ni waxtaan nañ ci ak waa Sarr déjà pour ñu jàppale leen ci wàllu nekkin fii direction protection civile également jàppale leen ñu wutal leen ay matelas véritablement ba fii ñu nekk ñu sécuriser ko ba du ñu sentir ni ñi ngi ci sinistre. li des nag mooy comme activités yi day am foofu ci activités yooyu àndul ak présence hydrocarbure dañuy wax préfet mu jël benn arrêté pour ñu suspendre les activités ba ñu régler problème bi ba pare. di ab bombe écologique foofu ca Yaraax quartier ba jamono ji ñu am jafe-jafe ak mbënd mi naam sax ñi di sapeur pompier ñu ngi def lu ñu mën waaye jafe-jafe yi mu nga fa ba léegi ndox ma mu nga fees dell ca kaw tali ba di route du Rufisque jafel nag lii di dem beeg dikk bi. maire gox ba àndoon ci ana yan solution yan pexe la ci gis Babacar Meng lay wuyoo ñu teewlu ay kàddoom. fa am loo xamante ne hydrocarbure bu ñu gis buy génn bu jaxasoo ndox mi fii kenn mënu fi noyyi li nga xam ne moo fi nekk tey démb ci guddi fii dañ nekkoon ba 1h du matin tey naka nañu xëy ñu woo leen ñoom ñëpp ñu ñëw jël ay dispositions pour mën a évacuer ña fa dëkk ñu mën leen installer ci école bi ba pare mettre en place ay accompagnement donc loolu dafa doon loo xamante ne ñun jàpp nañ ne que déjà réactivité boobu danañu soulager mais beneen bi nga xam ne moo gën a dalal suñu xel mooy dispositif pompage bi nga xam ne gouverneur nee na danañ ko teg fii pour que bu ndox mi tawee bu commencé yéeg rek ñu pomper yóbbu géej parce que fii ak fële matul 200 mètres donc loolu du mënul nekk problème donc vraiment loolu mooy difficulté yi nga xam ne moom dañuy jokkonteel en tout cas ñun mairie bi ñu ngi ci parce que nelawatuñu toogatuñu équipe bi municipale bi brigade environnement ñi ngi taxaw guddeex bëccëg quartier bu nekk ñu ci woo mais surtout aussi les associations parce que lii am na association yoo xamante ne ñoom buñ leen ñëwee ba tegal leen moto pompe dañ leen naan li ci des bàyyi leen ñun ñu gérer ko donc ñooñu aussi war nañ leen remercier.
ñuy xëyee ca ministère de la santé ab lël la ñu organisé ca Thiès càmbar ci seeni jafe-jafe ñenn ne am na ci ñoom fukki at a ngi nii ñuy liggéey di xëy ca waa kër docteur waaye mënuñu fexe ba ñu dugal leen fonction publique ane yan pexe ñoom it la ñu gis ngir saafara seeni jafe-jafe ci ministère de la santé boobu Cheikh Anta Diop say latir teewe na seen lël bi. jóge nañ ci région yi nekk ci réew mi dikk fii ci diwaanu Thiès ñu leen di duppee ay contractuel di liggéey ci wàllu wér-gu-yaram nekk ci l'hôpital yi ak poste de santé yi centre de santé yi ñoom ñii de nee nañ ay jafe-jafe yu tar la ñuy dund jamono yi lu jëm ci seen wàllu contrat yi indemnité yi ak seen nekkin. sàggane bi ñu sàgganee nag yàgg na du ci ren du ci daaw am na ñoo xam ne ñu ngi si ñun ñu ngi def lu am lu toll ci fukki at ak juróom ci wàllu contractualisation ak ministère de la santé donc yooyu nekk loo xam ne ay problème la ak ci suñu wàllu liggéey mais dama koy faral di wax olof Ndiaye day wax mu ne li ne ci nag bi lépp xajul ci cin bi jafe-jafe yi ñu am nag donc lan moo koy saafara ci loolu lañ nekk di wax saafara yi nag dana bëri dafa am saafara boo xam ne daf ñu ñor lool muy ñu dugal ñu fonction publique. code du travail nag la mu wax ne nit ki bu amee ñaari contrat la ca des dañ ko war a jël mu nekk koo xam ne daf fay liggéey ba faw ba kër retraite fekk ko fa ñun nag amuñ loolu. lu jëm ci wàllu indemnité yi ndàmpaay yi nee nañ gis nañ ci ay jafe-jafe. paaka ñaari boor lañ amuñ jàmm si biti amuñ jàmm si biir donc te ba pare ñu ñuy bëgg a laaj ay résultats munoo am sa fas nag nga bëgg mu jël pay te doo ko xont comme ni mu waree joxoo ko mu xont joxoo ko mu naan waaye fas bi moom mi ngi def kéemtalaay kàttanam di la jëlal pay kon fas boobu gàcce ngalaama moom. médecin chef bu région médicale bu Thiès dikkoon nag doon teewe mbir mi àdduna ci. réflexion yi ñuy def tey danañu ko tënk ci benn téere daal di koy jébbal ministère de la santé. moom sax ci jëmi boppam di médecin chef région nee na nag kilifa yi ngànk nag wàllu wér-gu-yaram daañu def seen kéemtalaay kàttan jàppale ñii di ay contractuels de la santé jóge ci région yépp ci réew mi. Waalo la ñuy dem Gandiol ak nappkat yi nga xam ni ñoom it ndaje gu matale la ñu amal becc seeni jafe-jafe ci kanamu askan wi bokk na si it seeni mbébét ñu bëgg nguur gi jàppale leen si géolocalisation ndax seeni gaal yiy nax saay te duñu mës a xam ana fan la ñu teere wala fu ñu suruxee Ousseynou Diop ànd ak Habib Seck reportage. daanaka nappkat yi nga xamante ni ñoo nekkoon ci Gandiol yëpp ñoo ñëwoon daal di fekkee ndaje bu ni mel ñoom ñi nga xamante ni ñoo union régionale des pêcheurs artisanaux bu Gandiol ñoom nag ci seen ndaje bile yëkkati nañ ay kaddu jëmale ko ci seen wàllu nappa ji ñu jàpp ni dañu war a organiser pêche industrielle bi rawatina contrat yi nga xamante ni dañ koy jox ay bateau ñuy ñëw di nappa ci Sénégal. ne la ñëwal jëlal ñaari at rek ngay ritale géej ju jàmbur mais contrat bi lu tax tey man su ma doon ministre de la pêche actuellement bala may wax dara maanaam pêche industrielle du ma la jox contrat 1 an du ma la jox contrat 2 ans tonnage laa lay jox tonnage dama lay jaay 1000 tonnes temps yaa la koy jaayee soo amee 1000 tonnes da ngay arrêté te si biir 1000 tonnes yi jën boo jàpp bokkul sa tonnage sa li nga bëgg sa tonnage lay bokk. ci seen i kàddu lii di programme géolocalisation ak itam gouvernement bu bees bi nga xamante ni war nañ ko taxawalaat ñoom ñu ngay yëkkati kàddu jëmale ko ci nguur gi rawatina président Macky Sall ngir ñu mën leen tànnal koo xamante ni jafe-jafe nappkat yi dina ci taxaw. maral di dégg nii te am appareil yoo xam ne tey ma ngi fi yu demee naka appareil géolocalisation nekk appareil satellitaire. loolu man régler problème mu réer bi nga xam ne tey ma ngi am si géej gi mu man ko dakkal définitivement. Macky Sall tey dana def remaniement dana tegaat gouvernement bu bees président ma lay wax ni nga bañ a juum booy tànn xoolal ñi nga xam ne tey am nañu yéene ngir rek defar secteur. URPAS Gandiol toll ci ñetti at bañ ko sosoog léegi ki nga xamante nag moo ko jiite woon jàpp ni ndaw ñi dañ ko war a dugal seeni loxo ndaxte njariñ li bare na te li nga xamante ni moo ko tax a jóg mooy fexe di xeexal ñii di nappakat yi. nekk kuréel goo xam ne gii ñàkk ci nekk wóorul. ndax lépp ci mool la xeexul lu dul moo jot àqam ak yelleefam. ndaje bi nappakat yi nag daan nañ yëkkati ay xalaat yu am solo la ñu bëgg mooy nappa gi ñu gën ko daal di fulaal rawatina bateau yi nga xamante ni dañuy ñëw ak réer bi gaal yi di def ñu di ci saafara ca na mu gën a gaaw. ngir dundalaat àll bi jëmbat nañ lu ëpp 2 junni ci ay garab ca forêt classée bu Thiès lañ ko amalee. ñu jublu si gis ni jamono ji mbënd mi sonal na askan wi te àll bi war na mën a jël ndox yooyu nga xam ni day faral di ball ci biir taax yi yamook bés bi ñu jagleel jëmbat garab ci àddina bi célébration journée de l'arbre kon fii ci Sénégal moom la yamool Fatimata Touré Thierno Laurent Mendy ci reportage. ci xàllu yaatu wi ci carrière yi toll ci 5 hectares lañu féete li nga xam ni nag moo di journée de l'arbre
ci bés boobee nag ñu daal di jëmbat lu ëpp 2 junni garab Kaysa Dra nag mu nekkoon lu ñu tuddee rek parrain wu garab yi ca Thiès choix localité boobee nag bu ñu ko defee dafa am rek lu ko waral. Thiès connaît aujourd'hui un problème. Thiès day dund ay jafe-jafe yoo xamante ne ñu ngi ko nemmeeku ci wàllu dérangement ci hydrologique naka noonu itam ay liggéey yoo xam ne ci wàllu géologie la. teg ci itam gàncax gi booy xool daanaka amatu fa loolu moo waral nag ñu xalaat ne carrière bi ñu bàyyi woon nga xam ne dañ ko abandonné woon ñu bëgg ko jëlaat jëmbat fi ay garab yu bëri ba defaat ko ab àll. refaire une forêt. Nous avons aujourd'hui la forêt classée de Thiès, c'est elle qui retient les eaux de pluie. forêt classée bu Thiès boo xoolee ndoxu taw yi yëpp daanaka di walangaan moom moo koy naan loolu nag dafa am solo ndaxte moom mooy tax ba ville bu Thiès du am mbënd. ñu gis ni nag changement climatique bi dafay rek daal di indi ay jafe-jafe yu bëri loolee nag moo waral ki nga xam ni moo fi toogal l'agence sénégalaise de la déforestation et de la grande muraille verte moom dafa jàpp ni sénégalais bu nekk war nga mun a daal di saxoo di jëmbat li nga xam ni moo di garab. C'est assez important de comprendre 2 choses. La première chose, c'est chacun de nous doit s'y mettre. dafay baax ñu leeral ay mbir lu jëm ci wàllu changement climatique bi dama yaakaar ne ñun ñëpp la war a soxal loolu du mbiru état rek képp ci ñun daf ci war a dugal loxoom moo xam ci sa wàllu dëkkuwaay la moo xam ci mbedd yi ngay jaar ak yu ni mel fépp fu waay mën a ne dañ ci war a dugal suñuy loxo jëmbat ay garab yu baax a baax ba gàncax gi mën a naataat bu baax loolu nag moom mooy njëriñ li ba nga xam ne njeexital yiy jógee ci changement climatique yi duñu mën a gàllankoor. Et s'occupe de la petite parcelle qui traverse la rue devant sa maison, eh bien le Sénégal devient une forêt. lu ëpp nag 800 jeunes bokk ci programme xëyu ndaw ñi ñoom nag bokkoon nañu ci journée reboisement boobee étudiant bi nga xam ni nag moom mu ngi yëngatu ci wàllu aménagement ak gestion des aires protégées moom dafa jàpp ne lii initiative bu baax la. ñuy jégalu ci élément bu na mu daggee ñuy àddu jëmale ci jafe-jafe ya ñiy jaay fleur ca marché Kermel la am jamono ji la ko waral variété yu bëri yu ñuy jaay bitim réew lay jóge te jafe-jafe yi am ci àddina bi ñëpp xam ko client noonu la manqué ñu ko daan béy nag ay jamono fii ci Mariste bëgg ñu jàppale leen ñu dellu si di ko béyal seen bopp mën a am suuf soo xam ni it dangeen ko fa def Mariam Ndiaye Pape Sangone Mbaye reportage. fleur yi ñuy jaay ca marché Kermel jigéen ñu koy jaay lu ne la ñuy daj ngir jot ca ndax fa muy jógee. am na yoo xam ne ñun dañ ko am suñu tool am na yoo xam ne mënuñu ko am dañu koy liggéeyal ndax amuñu moyen am na yoo xam ne dañu koy importer. waaw parce que tey lii ñu andi nii tey Italie la jógee waaw ñu importer ko am na yeneen yuy jógee Kenya am na yuy jógee en Suisse waa ne egseegul. moo ne amoon na ay jamono jot ci yomboon na ndax li ëpp ci bagage yi fii ci Mariste lañ ko daan bayee. ñun Mariste tool yooyu fa nekkoon kër yooyu tey ay tool la woon samay waajuru yaay yi ñoo ko moomoon. dañ ko jël si ñun def ko ay kër yaa ngi dégg te nañ ko jëlee fayewuñu noonu. liñ ñu jox amuñu tool sax bu baax amuñu ko tuuti la ñu am ay espace. looloo waral marché bi neexoon torop. neex rek boobu heure bi lañ daan ñibbi. jaay ba jeexal soo ñëwee doo fi sax nekk di defar comme ni ñu def nii da ngay teg say fleur rek tubaab ñëw laaj la lii ñaata nga wax sa prix mu jël def doo fi nekk di takk doo fi nekk di def dara balay 8 heures lay marché bi ubbi midi et demi mu fermé. ni bagage yi jafe nag noonu la client jafe. par rapport ak bu njëkk client léegi bareetul des fois nga ciy dal ñu am mariage ñëw commandé la nga am bagage bi jox leen ko. bu nekkul loolu bagage bi dañ koy nekk fi di ko kolo ba keroog muy dem. samay client naar moo ci ëpp amatuma client tubaab mais am naa ay nit ñu ñuul sénégalais yu baax. li wokk yenn jaaykat yi ci marché bi nag moo xuri ñiy jaay fleur ndax am fu ñu denc seeni bagage ba du yàqu daf leen di ëlëm. te amuñu chambre froide ñii ñuy jaay bagage des fois ñu ñuy dugalal seen chambre froide te bu ñu baree bagage ñoom duñu mën a dugalal suñu bagage falaake ñun dañ koy teg fii. ñun daal fii lañ xam. fi la suñu sutura nekk fi la ñu lépp fekk ñun ñu jaay ñu ngi fii ñu ñàkk jaay fii rek lañu xam xamuñu leneen. boo leen demee marché Kermel bu leen fàtte jaar
fa jigéen ñay jaayee fleur féete dinañu leen jaay ay fleur yu taaru ak ree ju neex. immigration clandestine ak mbëkk mi gendarmerie Fimela ak Nianing teg nañ loxo ñoo xam ni dañ bëggoon a jël gaal tegu ci géej gi kon ngir dem ca Europe brigade Nianing ak Fimela ci ñaari fan yoo xam ni liggéey nañ si teg nañ loxo ay doomu Sénégal doomu Guinée Conakry waaye it doomu Guinée Bissau kenn ci ñi leen doon yóbbu it teg nañ ko loxo laaj ak tontu dox suñu digganteeg capitaine Awa Gueye commandant compagnie gendarmerie bu Mbour. si xeexu mbirum immigration clandestine gendarmerie nationale daf si jël ay matukaay si loolu le élément brigade proximité de Nianing di def patrouille dal si ñaari kaaru Njaga Njaay yu def juróom-benn fukki nit ak juróom-ñett ñu doon dem Fatick pour dem jël gaal gi dem Espagne. donc mi ngi def ay doomu réew mi ak ñu nga xamante ne ñuy dëkk ci sous-région bi enquête bi nag ñu ngi koy wëyal di ci jokkoo compagnie Fatick pour jàpp ñi nga xam ni ñoo organiser voyage bi. monument de la renaissance guide téere guñ naan guide du routard daf ko cosaanale Ousmane Sow njaboot gi daal di weddi ba mu set wecc jaarale ko ci kàddu Marina kenn ci njabootam Sara Cissé Alioune Diagne ci leeral. Sur la deuxième colline s'élève le monument dédié. ci mamel yi jëmmal fa monument de la renaissance africaine ci atum 2010 la ñu ko inauguré mu juróon coow lu rëy maître Abdoulaye Wade moo ko sababoon Ousmane Sow liggéey ko laata sax ñuy réeroo mook Abdoulaye Wade. man de dama jàpp ne amaana ki bind article bi xëj na moo fekkee woon ba maître Wade ak Ousmane Sow di réeroo non ay waxi kasaw rek. ñu ngi ko fekk ci kër baayam Ousmane Sow moom Marina Sow am lu ko metti li ñu naan guide routard ñu gën leen a xamee fësal ay sites touristiques ci àdduna bi le ñoo sosal nag yettkat bu mag bii di ndem si yàlla Ousmane Sow. guide du routard donc mooy benn livre boo xamante ne booy ñëw Sénégal moom ngay xool pour xam fan nga mën a jëm fan ki bind loo xamante ne du dëgg daal di ne monument de la renaissance sam papa Ousmane Sow moom moo ko defar alors que loolu du dëgg te metti na parce que monument de la renaissance déjà. idée bi dañ ko sàcc ci sambab et en plus liñ ci wax dafa ñaaw. moom nag Marina Sow fasut yéene benn yoon bàyyi mbir mi ngi siy def kéem kàttanam ngir dëgg gi feeñ. waaye bu sañoon état Sénégal àddu ci mbir mi le ndax nag ñàkk warma gi maison d'édition Hachette fësal ci Sénégal ak ñi ko mës a jiite jéggi na dayoo. première réaction bi bien sûr si sam pap la jëm. mais deuxième réaction bi man sénégalaise la même bu fekkoon ne du moom moo ko defar même bu fekkoon ne du moom la ñu attaqué woon mais képp kuy sénégalais aujourd'hui wala même nguur gi surtout ñoom parce que li ñu bind c'est ñi war a ñëw seet si dëkk bi moom la ñuy touristes yi moom la ñuy jënd pour ñëw boo liiree loolu dëkk bi nga saaga donc nguur gi nga saaga donc c'est ñoom ñoo war a taxaw léegi. daal di ne dootuñu nangooti benn guide muy français wala beneen dootuñu nangooti benn guide boo xamante ne dina bind dara si le Sénégal tant que soumettre ñu texte bi ñu war a def ñu approuvé ko wala ñu neen déedéet wala bu ñu corrigé ko. Marina Sow ak i ñoñam def nañu ab pétition ci internet bi tey it daaxuñu benn yoon yóbbu mbir mi fa mbaxane doonee benn. njabootu maam Limaamu Laay nekk ci dëj ak wuyu ji Chérif maam Alsaan Laay doon caat ci sëñ Babacar Laay di rakkit ci xalifa bi toog ci jal bi jamono ji Seydina Mouhamadou Maktar Laay ñu koy jàll njabootu maam Limaamu Laay yépp mu yamoo kit làqu googu ak at bu njëkk ñu waroon defal hommage sëñ Abdoulaye Thiaw Laay it ba mu dëddoo def na benn at comme dafa yamoo dañoo mujj dàq hommage gi dinañ ci dikkaat nu mu gën a yaatoo ci yeneeni xibaar bitim réew lañ jëm ak gouvernement bu Guinée mi seeyal FNDC di yoon ay coalition parti foofu ci Guinée waaye it ay syndicat ak société civile lépp rek ci coow loo xam ni
mi ngi tukkee ci langue politique yeeg militaire ya falu léegi foofu FNDC nag ñaawlu na ko ba fu ñaawlu yam Idrissa Bari moom mooy coordonnateur kuréel gi ci micro Chérif Dia indi na ci ay leeral. FNDC du ñu ragal décision gouvernement yi. dina indi tontu très rapidement du ñu organiser manifestation déjà Guinée le 17 août incha allah Sénégal dina organiser manifestation bu mag ak adduna yëpp du ñu organiser manifestation ngandi pour montrer au pouvoir. du ñu ragal Alpha Condé ñu opposé ak Alpha Condé dem na moom doomu Alpha Condé la du ñu ragal du ñu def combat parce que combat bi pour Guinée yi la du ñu abandonner combat bi peut-être ñun on sera pas là mais le combat bi da ngay continuer. du ñu comprendre parce que moom y a un an moom moo ñëw jëleel photo ak ñun. FNDC bi tey dans gouvernement CNRD bi am na ministre de la culture bi responsable FNDC la DGA stade général Lansana Conté FNDC la nekk Amidou Diallo coordinateur FNDC Canada def gouvernement ministère enseignement supérieur am na bu bëri Mori Condé ministre moo bindi communiqué bi moom da ngay défendre FNDC ba sonn am na lépp Ousmane Gawat moom mooy UFDG ñëpp dafay combattre ak ñun pour Alpha dem tey moom mooy ñëw pour attaquer FNDC état d'esprit la c'est comme si Sénégal président Macky Sall nee na société civile Sénégal amul Y'en a marre amul ak RADDHO ak beneen mais est-ce que xam nga quelle société xam nga on est dans quelle société en fait on est dans quel monde. tàggat yaram la ñuy jeexaleek football Casa Sport xam na ka muy dajel tour préliminaire Champions League bu Afrique saison 2022 bi 2023 JSK jeunesse sportive bu Kabylie nekk ca Algérie moom la ñuy njëkkalaaleel ci tour préliminaire bi Jaraaf bu Dakar moom coupe CAF lay joué bokkul ci tour préliminaire Cheikh Sadibou Diarra ci leeral. Casa Sport dina jongante ak jeunesse sportive bu Kabylie ca Algérie ci tour bu njëkk ci préliminaire Ligue des champions 2022-2023 club bu Ziguinchor bi mooy dalal ci aller bi ñu jàpp diggante 9 ak 11 ci weeru septembre bii di ñëw jongante retour bi ci Algérie ñu ngi ko jàpp diggante 16 ak 18 septembre ci weeru septembre bi ba léegi ku ci qualifié di laale ak ki gagné diggante ASCO bu Togo ak FC Nouadhibou bu Mauritanie ci ñaareelu tour préliminaire bi jongante yooyu ñu ngi ko jàpp ci pàcc bu njëkk ci weeru octobre bii di ñëw ASC Jaraaf moom kenn gisu ko ci tirage au sort tour préliminaire bu coupe confédération africaine bu football bi lu ci mën a nekk club bu Médina bi la fédération sénégalaise bu football tànnoon ci kaw Étoile Lusitana bi ñàkk final coupe du Sénégal bu ren ji mbokk yi loolu doon fi li gën a fës ci xibaaru marax yi ci kanam tuuti xibaar yi di dellu siwaat ci nasaraan lay doon ci kattanu borom bi gannaaw gi ñu mottali ak soir d'info nasaraan nit lay doon gan gi Mbacke Seck di yëngu ci wàllu environnement ñu war a waxtaanee ndox yi ball ci jamonoy nawet bi waaye it nañ ko gisee ci biir xibaar yi dinañu waxtaanee hydrocarbure ba nga xam ni mi ngi ballee ca Yaraax bokk ca moom fa mu cosaanoo diggante Hann Yaraax jërë ngeen jëf ci kanam incha allah.